Papa Ndiaye ñu ngi nii nag kër Gris Bordeaux dañoo dugg rek jàkkaarloo xaj yi lii nag yaakaar naa ne kenn mënu ko boole ak liggéey xoolal ma bee Youssouf Fall gaa si ak bi ci ginnaawam lii nag li ko waral mooy xar yi fi nekk xam naa moo tax mu bàyyi fi xaj yi ndax genre Papa Ndiaye da cee am ñuy jubadi gis nga ko ay xaj léegi nag comme Gris Bordeaux day def anniversaire am dañuy dugg xool nan la ko nar a féetee moom ak famille Youssouf Fall dama bëgg ñu dox ndànk ndax lii nag dalul xel man instant bi maa ngi wax sax waaye sama xel dal nañ dugg ci. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amaan mbégte ak kontaante jàkkaarloowaat ak yéen jàkkaarloo ak Gris Bordeaux yaakaar naa ne gëjoon nañoo def waxtaan depuis jour Korité tey nag nekk jour anniversaire am ñu ñëw fekk ko ci digg njabootam fekk ko ak ay am di jàmmam fekk ko ak xaritam Eumeu Sène fekk ko tamit ak copain Tafa Gueye numéro 2 l'espagnol Tarabexa ñoom ñëpp ñu ñëw delloo la njukkal ci bés bi dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan ñu dem ci waxtaan bi Gris maa ngi lay nuyu. waaye may booy maa ngi lay ziar lu bare naan alhamdulilah di kontaan trop ci déplacement bi ngeen déplacé wu luttetv.com waaw di site boo xam ne làmb ko tax a jóg depuis bi ngeen tàmbalee ba léegi sentir nañ ni avancement bi ngeen xam ne yéen a ngi koy yokk ci làmb. di leen jaajëfal di leen encourager waaw di leen wax ni daal vous êtes des jeunes très ambitieux di ñaanal yàlla moom avancement ci li ngeen def parce que nit koo gis ci àddina buy liggéey avancement la bëgg te tamit c'est une première boo xam ne site boo xam ne DJ seulement xam nga sport comme la lutte ñu ngi leen ci kontaanee lu bari ak équipe bi nga àndal. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan trop ci déplacement bi ngeen ñëw fekk suñu fii. waaw comme ni ma ko waxee rek tey nekk sa jour anniversaire say mbokk yëpp ñëw delloo la njukkal ci bis bi tey lan nga yëg. waaw alhamdulilah parce que bon dañuy wax rek naan bon at ba nga juddu bu dellu see amaana di tax nga sant yàlla mooy am na ci ay sant yàlla dafa war doomu aadama sant yàlla dafa war. ci jamono ji bi nga xam ne ay jamono jafe-jafe la ci yow parce que doomu aadama yàlla noonu la ko sàkkee noonu la ko mooñee muy période yoo xam ne c'est des périodes difficiles boo xam ne doomu aadama yi dafa koy dund am période yoo xam ne c'est des périodes de bonheur xam nga la mbégte ak tawféex ngay am parfois nga jànkonteel ay jafe-jafe yoo xam ne ci àddina doo bu bés yu mel ni bu amoon sax muy sa bésu anniversaire doo ko tal yàlla defee nag yàlla da may la tawféex may la xijaaba may la sant yàlla ba nga fekkee ko ba fas yéene woo say xarit say am di jàmmoo féete ko ak ñoom béggee waxtaan sottante xalaat kooku sant yàlla daf ciy war. am na vidéo yu ñu gis tey yoo xamante ne sa famille ñoo ko def di def ay témoignages yu rafet ci yow lan nga seq ak ñoom ñi nga xamante ne yéen a bokk ndey ak baay. waaw la famille. li tubaab naan la famille est sacrée doomu aadama mën nañ ne daa baax waaye bu koy mbokkam waxul du safe bay sa weyu tànk métier bi man dugg muy làmb objectif bi moo ci amoon ak li taxoon mu dugg ci c'était juste pour suqali sama famille 1996 le 22 septembre 96 la suma waajuru góor génne àddina mu nekk booy bu ndaw am 16 ans samay étude demeewul noonu métier bi demeewul noonu ma takk sama ndigg pour fas yéene redresser suma famille dugal leen ci maanaam dugal leen lépp lu famille di am rek yéene boobu la amoon te wax dëgg yàlla jàppale na ci. conviction boobu rek laa amoon mooy xale laa gis naa ay nit yoo xam ne dimbali leen seen famille ci làmb sama waajuru góor génne na àddina ma nekk xale bu ndaw am 16 ans xalaatuma leen peut-être destin la bi ma duggee ci làmb nag daj ci ay coono góorgóorlu ci bu baax amaana loolu moo tax sax yàlla dimbali ma ci te nag wax dëgg rëccuma lu tax ma dugg ci. parce que tamit wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla te sama njaboot. ñuy sant yàlla. dama des ci vidéo boobu rek gis nañ ci sax boo xamante ni Maodo moo ko def dem na ba ci wax ne boo xamante ni yàgg na sax sa combat ak Balla Gaye la woon. mu ne ginnaaw yàlla ak yonent bi amul yaay amul papa Gris Bordeaux moo ma gënal ñëpp loolu lan la def
vidéo boobu Maodo Maodo suma xarit la xamoo nit yàlla dina leen boole ngeen bokk ndey ak baay Maodo bëgguma sax di wax ci moom parce que su may wax ci moom li arab naan al aynu talma wal qalbu ta'zan arab dafa na bët ak xol ñoo dañu communiquer te sa rongoñ bu génnee rek parce que sa xol moo fees ñaar mooy tax mu fees mooy nga mer wala nga kontaan Maodo su may wax ci moom suma rakk la nag sama rakkaat sama macha allah suma 4e rakk la li ma ko magee saxaar mënu ko daw waaye cofel bi ma am ci moom bëgguma di xuus jëmale ci moom parce que su ma ko defee rek suma xol day fees parce que dañu bëggante te mu nekk lu dëggu du ci ay wax rek Maodo même bu waxul woon ay kàddu jëmale ko ci man xam nga loolu xam naa ni daf ma ñeewantal te dañu bokk ay jikko parce que nit mën nga bokk moom ndey ak baay te doo nit mën nga bokk moom ndey ak baay te doo leen bokk ay jikko Maodo dama ko mag ba pare sama cofeel am dox suñu diggante man ak moom te loolu yàllaa koy def ay nit da ngeen bokk ndey ak baay mais daf ci am yàlla daf ci boole ñoo xam ne ñoo gën a déggoo ñoo waaw dañuy day fekk nag en général day fekk ngeen bokk ay jikko. lépp lu ko war a dal ci sama kaw la war a dal heure bu ñu déggee ne Gris Bordeaux gaañ nañ ko bërëb sàngam dafa war a fekk Maodo moom la ñu njëkk a rey ba pare door koo laal man taxawaay boobu mooy sama taxawaay ci Gris parce que c'est mon grand en plus c'est mon ami ba pare nit la koo xamante ne àdduna ba mu daj à part yàlla ak yonente bi Gris ma gënal mbindeef muy dund amul ndey amul bàyyi nit ku mu mënti doon Gris ma la gënal. Maodo dama koy xoole sama bopp moom it mu may xool ci am cofel ci man boo xam ne yàlla seede na ko xam naa ko te cofel bu mu am ci man rek am naa bu ko raw li ma ko mag yëpp mag ko fuuf dama koy laaj taxar sa xalaat lépp lu may dugg dama koy woo mu ñëw ma ne ko loo gisee lii ak lii ak lii. dañu am benn complicité boo xam ne dama koy ñaanal yàlla lafal ko cat yàlla kattanal ko may ko doole. lépp loo xam ne day faxastal nit ci mbër yàlla na ko sori te fas yéene ko taxawu ni ma taxawoo sama bopp man sa mënuma taxawu sama bopp parce que moom am na chance boo xam man aw ma ko woon man bi ma nekkee mbër jusqu'à présent mosuma am un protégé bu taxaw man dama doon dem ci làmb nii rek amul benn sama famille kenn koo xam ne da nga taxaw en tant que quelqu'un boo xam ne kon comme yeneen mbër yi ni ñu ko amee rek am ay frère am ay tonton ñëpp taxaw moo tax nag dafa am chance boo xam ne ci man boo xam ne aw ma ko woon et il a un frère boo xam ne làmb am na ci vécu deuxièmement mi ngi nekk ci làmb ji maa ngi nekk ci làmb ji li ma dese ci làmb moom dese wu ko kon ça veut dire que tey fas yéene naa xar sama tànku tubéy ci gunge ko ànd na ci détermination boo xam ne dama koy ñaanal yàlla laf cat. am na solo ci combat bi mu jëm tamit muy combat mu ngi rek yàlla may ko ci ndam. te tamit xale la te ku gëm boppam la loolu laa koy ñaanal yàlla suma rakk la te dama am cofeel ci moom trop waaw. am na solo keneen koo xamante ni sa frère la Eumeu Sène moom tamit gis nañ ni temps yi moo doon def anniversaire am teew woon nga ko mu mel ni delloo na la njukkal tamit ci bés bi. waaw Eumeu c'est la famille moo tey li may wax rek doomu aadama mënoo am ci moom cofeel te amuloo yërmande ci moom. yërmande mooy jur cofeel yërmande doomu aadama Eumeu Sène dama lay expliquer suma diggante ak moom Eumeu Sène moo ma njëkk bëre moo ma njëkkee bëre ay 1 an 2 ans ci làmb moo ma rawut ci làmb mu toll benn période boo xam ne man mi mu njëkk bëre maa ngi gañe ci làmb loo xam ne moom gañewu ko te bi ñu nekkee ay mbër yu ndaw lukkeeku muy daan ay moromam may daan samay morom yàlla boole ñu ñaar ñuy bëre suñu premier combat ma daan ko mu chuté parce que c'est un combat boo xam ne combat de déclassement la woon suñu premier combat. mu doon combat boo xam ne coow li boobu li taxoon amul woon yenn bruit yi sax trop comme nii léegi y avait pas de site internet y avait pas beaucoup de télé benn télé moo fa nekkoon muy RTS. mais à l'époque bi ma ko daanee Eumeu Sène dafa rétrogradé wu man a wàcc suuf man nag ma expulsé wu dem sama yoon. def di cartonné pendant tout ce temps
Eumeu Sène dafa nekk ci benn place stagné comme ça demul dikkul ñeewante boobu mu am ak yërmande boobu mu am ci moom moo jur suma relation ak moom malgré que dama bëri naa ko daan naa ko mais li ma toog lu yàgg dégguma ko te ma xam jàmbaar ji ma nekk ci moom ak fula gi nekk ci moom ak mbër gi nekk ci moom ma ñeewantal ko ma xam ni kii tey bu ko dafa am lu ko ndox bu ko dal rek waaye kii un peu d'effort rek day dem yoonam. ma ñeewantal boobu ma koy am depuis des années may dund loolu man yàlla laa koy seedeel seedewu ma ko kenn moo ko gisee muy wax mu xam di ko ñeewantal ci loolu pendant des années ba yàlla dimbali ko nag ba mu yàlla utal ko bunt ba mu redressé wu ba nekk fi mu war a nekk loolu satisfaction laa ci am ak sant yàlla def nag ñeewante boobu ba ñu bëriwaat man ak moom la xew ci combat bi yëpp ñëpp gis nañ ko bëri nañ yàlla defaat ba mu defaat beneen étape ba yàlla defaat mu ñu bëriwaat ma daan ko mu daan yàlla def ñu dëkk côte à côte relation boobu dafa dem ba dépasser ay affaire u mbër on est devenu des frères suñu diggante man ak moom du affaire u làmb da maanaam moom dañ ko teg fële du ma toog benn fan bu ñu gisantewul làmb ñu bëri parfois damay dégg ku ci nekk rek ak sa version ba ngay wax waaw bëri ngeen ñaari yoon bëri ngeen benn yoon ku nekk da nga war a def la belle damay dégg lu ne mais monsieur làmb doxatul suñu diggante man ak moom parce que on est devenu une famille yéene bi ma am ci man la am ci moom boole nag dëkk keroog ñaanu ma ko keroog li ma daloon tey accident ba ma daloon di wane ne rek tey on est devenu une famille moo njëkk ci man amaana tey la ma doon wax rek di ko waxati lépp loo xam ne tey mi ngi dal doomu aadama moom dina bokk ci ñu koy njëkk a yëg amaana tey keroog bu teewul woon làmbaay mën naa ñaaw mu taxawu ci taxaw boo xam ne macha allah. am na solo suma xarit la suma am di jàmm la man ni ma koy ñaanal yàlla lafal ko cat yàlla gunge ko te li moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal. am na solo sa copain tamit gis nañ ko fi de l'Espagnol. waaw kii moom fi la gis moom gis ko. kii moom kii nag c'est mon maître ñu ngi koy gisee ndawaayam bi sama maître la bari na lu mu def ci man bu ko gis cutuwaayam bii rek mine de rien boo ko xoolee xam fi mu jaar ci làmb c'est un triple champion d'Afrique def ci làmb lu bari suma xarit la. des fois nag ñu sànnante ay xeer xuloo yu métti xarit moom mel noonu des fois lu ne la muy reproché mais suma gain la. xam nga dañu jaar dañu bëri ndoom mbapat fu mu mës a dem ci àddina ñooy ànd ñoo cheminandoo maak moom yàlla def nag peut-être yóbbu ma ci làmb foo xam ne peut-être manque de chance la mais du dara ak ndawaay bi xam nga mais sama xarit la sama frère la.